asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi li gën a fës ci xibaar yooyu lee bokk na ci jàngoroy coronavirus tolluwaay mi ci réew mi yëf yi gën a jéggi dayo ginnaaw ñaari fan yu ñu nemmeeku ni wàññeeku woon na ci bésub tey jile képp am na fukki nit ak benn yu ko amee jàngoro boobule juróom-ñeent yu jege woon ñu ko am ñaar ñi muy transmission communautaire xamuñu fan lañ jëlee jàngoro boobule comité national gestion des épidémies bi doon dajee démb am na ay tegtal yu mu yëkkati lu ci mel ni ñu seet ay pexe ngir fexe ba cas communautaire yooyu lee deltu ginnaaw ci bët saalumu réew mi rawatina ca Bunkiling kilifa ya ak ñi yëngatu ci wàllum paj mi am nañu tiitaange ndax dañoo gis ni ay moto Jakarta ak ay oto dañuy jéggi frontière bi digganteeg Gambie naam sax dañoo tëj frontière yooyu lee ñu cay dolli ni am na ay émigré yuy ñëw ci lu ñu yëgul foofu ca département bi. armée bi mu nga foofu kon di xool naka la koy lijjantee Covid 19 ak njeexital yi mu am ci mbayum soble bi rawatina fële ca bët gànnaaru réew mi ña cay yëngatu am ab tiitaange lu bëri mu ngi seen i yoxo gisuñu kuñ koo jënd ndax état d'urgence bi dem beeg dikk bi ñu tere diggante dëkk yi ñu ne état bu Sénégal faaw mu jàpp ci bu dul loolu rek làmbaay dina ñaaw. beneen ponk ci xibaar yi seen abré bàyyeekoo ca prison bu Cap Manuel dem ca këram waaye dañ koy may gët ba léegi ci diirub ñaari weer moom mi jiite woon Càdd ay jamono nag démb la fa jóge ginnaaw ba juge d'application des peines joxe ko ndigal boobule mu génn ndax ñu ne moom ay atam daal dafa sori te ci jamono ji ñuy xeex jàngoroy coronavirus ëpp nañu bàyyi ko foofu ci kaso bi loolee lépp mbokk yi tënk leen tuuti ñu yaatal ko. waat leen dalal leen jàmm ci TFM jàngoroy coronavirus fii ci réew mi tey jile wàññi nañu fukki nit ak benn yu amee jàngoro boobule juróom-ñeent ya dañoo jege woon loolu ñu amoon jàngoro bi yeneen ñaar yi ay nit la yoo xam ne dañoo jël coronavirus boobule te xamuñu fan la leen toppee réew mi kon jamono ji ci ndorteelu mars ba léegi wàññi nañu ñaari téeméer fanweer ak juróom-ñaar ci ay nit yu ko amee téeméer ak juróom yi ñu ne wér nañu te ci bërëbu fajukaay yi am na téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñuy xool seen wér-gu-yaram ak nu muy mujjee jàppaleen ni nag comité national gestion des épidémies démb daje na ginnaaw si am na ay tegtal yu mu génne bokk na ci benn fexe ba ci diwaan yi maanaam comité régionaux yi ñu sàkk ay pexe xool naka la ñuy fexe ba transmission communautaire yooyu lee daal di dakk ndax lu leen yéem la jamono ji beneen mbirit bu ñu génnee nipp xalaat mooy bépp néew buy bàyyeekoo biti réew rawatina diwaan yooyee jàngoro bi sonal du ñu nangu ñu koy indi fii ci réew mi ndax xam ngeen ni nit bu faatoo sax ak jàngoroy coronavirus boobu li mën naa lore Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé moom moo def xayma gi tey jile ñu déglu ko. si téeméeri test fukk yi ñu def tey fukk ak benn ñoo si positif bon dëkk ñoom ñoo am jàngoro ji juróom-ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñaari ñoo nekk transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fuñ ko jëlee. ñu leen di yëgal ne fukk ak ñett ñoo xamante ne ñu ngi doon hospitalisé mën nañ wax ne tey wér nañ danañ leen génnee ci bés bi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di yëgal ne ñi nekk hôpital ñu ngi yëg tan cas communautaire yi mi ngi bëgg a bëri mi ngi bëgg a jégg dayo bon dëgg région bu nekk gouverneur bi mooy diriger comité régional bi xamante ne moom moo yor xeex bi beneen bi comité boobu jàpp mooy ci wàllu transfert u dépouilles yi mooy ñi xamante ne dañoo faatu bitim réew ñu war leen mën a indi denc leen ci seen réew ñu ne jàngoro ji fi mu tollu léegi ak wàll bi ni mu gaawee te koor yooyu bu ñu ñëwee ni leen di tee xamuñ ndax dana mucc ayib am ndeet comité bi ñaan ñu dakkal bépp transfert parce que fii ñu toll ci xeex bi waruñu jël benn risque boo xamante ne dana indil ñi xamante ne ñooy xeex yeneen problème yoo xamante ne day dégg dayo ñi des foofu ca ministère de la santé ni ñu koy defee bés bu jot fekk jëf Pape Fara Ñing Pape Fara maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay soxna Naata. waaw ñoo ko déggandoo gis nañ ni démb ak dimanche lim bi wàññeeku woon na bu baax a baax waaye tey jile delluwaat na kanam muy fukki nit ak benn yu ci amee jàngoro bi waaye li jaaxal kilifa yi mooy transmission communautaire ñi amee jàngoro bi te duñu xam fan lañ ko jëlee am na sax ay matukaay yu bees yuñ ci jël ay pexe yu bees pafara yuñ ci tëral. dëgg la soxna Naata mun nañu wax ne Sénégal jàll na ci ñaareelu pàcc bi ci xeex bi ndax nag phase bu njëkk la ñu amoon ñuy dem di am ay cas ba ñu dem ci état d'urgence jóge ci dem ci couvre-feu tey nag ñu ngi ci ñaareelu phase gannaaw ba ñu yokkee li nga xam ne moo nekk couvre-feu beeg état d'urgence bi léegi nag ministre bi dégg nga ko bi mu gisee cas communautaire yi bëri li ñuy wax rek ne nekkul loo xam ne luxus la wala dara la cas importé yi kenn gisatu ko maanaam dañoo tëj lii di frontières yi kon nag ban stratégie la ñu war a teg ci cas yi nga xam ne ñoo nekk cas communautaire yi yaakaar naa ministre bi ci ñaari ponk yooyu comité bi nga xam ne ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci wàllu xeex jàngoro ji di corona 19 ñoom bi ñu dajee ñaar ci ay ndogal la ñu génne bu ci njëkk bi wax nañ ne ci gox-goxaan yi nag lañ koy xeexee maanaam gouverneur yi nekk ci région yi ñoom nag am nañu pouvoir yëpp ngir mun a xeex ñooñ tey bu la neexee ñu décider gis ci benn koñ benn cas communautaire am fa ñu ne tey ñii ñëppay tëju kenn du génn foofu nag ñu def fa seen riposte bopp parce que fa la ñu toll cas communautaire la ku ci ne rek ak gox ba mu ne ñu fexe nan lañ ko fi xeexee loolu nekk mesure bu njëkk kon jamono jii nag ci deuxième étape bi ñu nekk mu nekk phase bu am solo parce que jël nañu benn cycle bi nga xam ne ñoo nekk wàlle kan moo ko am ku ko amul cycle boobu bañ ko defee ba nguur gi jël ay matuwaay ñu tëj frontières yi cas importé amatul ñu jàll ci beneen cycle fan yi yëpp ñu ngi nemmeeku cas communautaire maanaam ki la ko wàll kenn xamu ko kenn xamul fu mu nekk loolu nag mu nekk lu doy waar ndax kenn xamul kan moo koy wàll moroomam ak fan la koy jëlee sénégalais yi nag foofu lañ leen di gën a ñaaxee bu kenn bàyyi sa loxo ndax li lay wàll mu ngi ci sunu biir te xamuñu ko mënuñu koo teg bët raxasu bi na gën a yokk sol masque yi mu gën a yokk gel yi mu gën a yokk farlu bi daal di nangu nag digtal yi nga xam ne moom la autorité wax ci wàllu couvre-feu bi waadu état d'urgence dajaloo rek li nu mel kon loolu daal jamono ji gis nañ ne am na solo beneen bi ci topp nag nee nañ am na ay sénégalais yoo xam ne gaañu nañ biti réew ci wàllu coronavirus xam naa ministre bi mesures yooyu bokk na lu tax ñu gën ko jël ndax ñooñu bu ñu leen indee bu ñu leen di jébbal seen borom yan risque la mun a am ak yi nu mel kon jamono ji loolu dañ koy ajandi ba beneen yoon yaakaar naa ne tey daal wax na ko téeméer ak fukk la ñu defoon ci ay test fukk ak benn ñoo am jàngoro ji juróom-ñeent cas contact la ñaar ñi nag ñoom cas communautaire la jaaxal ñëpp fukk ak ñett yi wér nañu kon nag fi ñu toll nii ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar nit ñoo fi amoon lii di jàngoro ji téeméer ak juróom wér nañu ñaar ñàkk ci seen bakkan kenn ñu yóbbu ko biti réew téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay nit jamono ji ñoom la ñuy faj ci bërëbu lopito yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal soxna Naata Mbaye. jërëjëf Pape Fara ñi nga nekkoon en direct foofu ca ministère de la santé jàngoro baa ngi law ci biir askan wi kon loolee mooy cas communautaire ba tax na ñu ne diwaan bu nekk na ci ut pexe jàngoroy coronavirus ci àdduna it mi ngi law ba fii ñu toll am na daanaka lu jéggi 1 million ñetti téeméer ak juróom fukki junni nit yu amee jàngoro boobule ci ñi faatu nag moom jéggi na it juróom-ñaar fukk ak juróomi junni te am na 4 milliards ay nit yu tëju seen kër maanaam confiné. OMS di organisation mondiale de la santé moom mi ngi ñaax réew yi jël dogal boobu lay jël seeni askan tëj ko ñu bañ koo dindi ñu wëyal ko ngir bañ ba mbas mi gën di law wala boog yëkkati ku waat ca États-Unis moom wàññi nañu lu ëpp fukki junni ak juróom-ñeenti téeméeri nit yu ñàkk seen bakken te ci benn bés képp rek ndax ca États-Unis boobu lay wàññi nañ fa 1150 personnes yu ñàkk seen bakken ca fële di Angleterre moom jàpp leen ni premier ministre britannique ba Boris Johnson démb ba léegi yóbbu nañ ko soins intensifs ndax jàngoro bi moo ko sonal fukki fan ci ginnaaw la ko jàpp la ko daloon ba fii ñu nekk kii di ministre des affaires étrangères Dominique Raab moom mooy jiite gouvernement bi. ñu wax ci jàngoroy coronavirus bi ba léegi ca Ziguinchor foofu bari na ay ponk yoo xam ne daal ñii di waa gendarmerie ak police dem nañu xool ko li ndax ay jafe-jafe yu fay faral di am commissaire central ak commandant gendarmerie bi nekk foofule ànd ceeg taskatu xabaar yi ñu xool naka la ñuy jëmmalee dogal yi tukkee ci état d'urgence bi oto yi bañ di dem ak dikk ci diggante réew yi ak couvre-feu yi bilan commandant Papa Ngagne Ndaw bu gendarmerie foofu ca Ziguinchor la ñuy déglu ci micro Boubacar Dias ak Lamine Mondiang. sillonné nañ une grande partie de la ville de Ziguinchor comme ni nga gis ngeen dispositif de veille d'alerte et d'intervention bi ñu teg autour des
des axes stratégiques comme ni ngeen ko gisee boo leen demee ci sortie Kolda sortie Oussouye sortie yeneen sortie gis ngeen ne dispositif gendarmerie moo fa nekk boo leen ñëwee ci yeneen axes stratégiques dans la ville il y a la police. Depuis ma ñëw fii depuis le 21 novembre 2019 dañuy liggéey ak gendarmerie waaw ñi ngi gërëm population bi naam bu ñu génnoon tëb du ñu tere def seen liggéey wante très tôt comprendre nañ li nga xam ne mooy seen wareef mooy que bu 8h jotee bu 20h jotee ñu dem toog seen kër. di gërëm aussi autorité gendarmerie yi nga xam ne bu ñu commencé ba léegi muy opération yi muy couvre-feu yi seen soutien mësul am défaut ñu ngi taxaw. non loolu moom vraiment suñu autorités yi ñoo ko njëkk a rafetlu et puis encore à chaque fois dañu si ñaax parce que Ziguinchor c'est une ville vraiment stratégique benn force rek mënu ko gérer donc il faut que ñu boole suñu doole boole suñu xam-xam en tout cas boole suñu moyen en tout cas pour sécuriser la ville donc bon c'est une collaboration qui doit être faite et que nous lañ mën a def en tout cas pour sécuriser la population di ñaax quoi population Ziguinchor bi yëpp en tout cas ñu respecter couvre-feu bi ne autorités yi seen intérêt moo tax ñu jël ko parce que bi couvre-feu bi boo commencé ba léegi dañoo constater que en tout cas boo maladie bi di nga dellu ginnaaw. ci bët saalumu réew mi la ñuy des sax rawatina ca Bunkiling nekk ca région bu Sédhiou foofu nag kilifa yi fa nekk ak waa Kër Docteur am nañu njàqare ndax ba léegi ay moto Jakarta ak ay woto ñoom ñooy jéggi frontière bi diggante Bunkiling ak Gambie di jaar ci ay yeneen yoon li gën a doy waar mooy ñu ne am na ay immigré yëtte yu bàyyeeku Europe yu ñëw foofu ca Bunkiling xamuñu sax nan la ñuy def ba ñëw foofule jëwrin bi ñu dénk cosaan ak aada ak jokkoo bi foofu ca gouvernement bi moom Abdoulaye Diop demoon visiter diwaan yooyu le ànd ci compagnie gendarmerie ak armée Bakary Konte ak Khali Diame ñoo ñu teewal foofu ca diwaanu Sédhiou. département bu Bunkiling mu ngi am frontière ak Gambie frontière boo xamante ne dafa bëri ay dugg génn ba ci 120 kilomètres am ay passagers yoo xamante ne ba léegi ñu ngi dugg ci biir Sénégal di traverser frontière bi mu nekk situation boo xamante ne ministre de la culture et de la communication Abdoulaye Diop di ko ñaawlu. xam ngeen ne Bunkiling zone frontalière la. léegi préfet mu may wax ne 120 kilomètres moo am na ay bunt yu ñu doon duggee lu ñu tëj mais am na ay zone de contournement moo tax vigilance bi dañ ko war a yokk ci zone yooyu te nit yi war na xam ne tey àdduna situation bu nekk nit ñëpp la bett te suñu nekkee tey Bunkiling ba tey yàlla suturaal ñu dañ mën a suturaal suñu mbokk si respecté consigne yoo xam ne gouvernement jox na ko commandement jox nañ ko ak lépp loo xam ne mën nañ ko def pour mun a aar suñu bopp d'abord mun a aar suñu réew. beneen jafe-jafe mooy ba léegi Bunkiling mu ngi am ay immigré yoo xamante ne ñu ngi jóge Europe di dugg ci biir Bunkiling. si am nañu ay cas ay immigré yoo xam ne ñu ngi dellu si te loolu dañuy féliciter population yi parce que à chaque fois ñoom ñoo ñuy woo pour wax ñu ne gis nañu ku dëkk bërëb sàngam ku ñibbi si mais à chaque fois bu amee. donc dañ koy mettre en rapport avec le médecin chef du district mu waxtaan ak ñoom maintenant bu jaree ñoom ñu déplacé wu def ay test mais ñu ngi sant yàlla boobu ba léegi am nañ ci ay cas yu ñu signalé mais à chaque fois bu ñu defee test yi dafay négatif donc loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te ñaan mu continuer incha allah. ministre de la culture et de la communication Abdoulaye Diop daal di jàppale comité de lutte contre la pandémie département bu Sédhiou ak département bu Bunkiling. ñuy remercier monsieur le maire de la commune de Sédhiou par ailleurs ministre de la communication. parce que indil nañu tey ay système lave-mains saabu ak eau de javel mu nekk loo xam ne période bii dañu ko soxla parce que bëri nañu foo xam ne def nañu fa ay systèmes yoo xam ne pour nit ñi mën di raxas seen loxo. tey lu askan bi yëpp di laajte mooy dañuy tëj frontières yi immigré yooyu fan la ñuy jaar ba dugg ci biir réew mi. wutali ji beneen région mu di Diourbel wax ci wàllum garab ci jamono ji ñuy xeexee jàngoroy coronavirus foofee ki jiite pharmacie régionale d'approvisionnement di dalal xel yi nag mu ne garab yi nga xam ne soxla nañ ko am nañ ci lu doy lu mën a dem sax ba lu jéggi weer daanaka moom docteur Mahmadan Lo lañ ciy déglu ci micro Mohamed Jojo ak Talla Samba. bu bees bi mu amee muy coronavirus bi ak maladie bi ñu tuddee Covid-19 bi mu amee itam ñu am ci taxawaay boo xam ne si dina tax fonctionnement normal boobu ñoo doon assurer continuer et que nag situation bu bees bi
aussi ñu am ay réponses yuñ ci indi yoo xam ne si dana tax nit ñi di jot ci garab yi ci ni mu waree. ba situation bi commencé ñu xool maladie bi ak spécialité yi koy gérer ñu xool liste médicaments yi nga xam ne si yëpp danañ ko soxla pour mën a jël en charge correctement les patients qui sont déclarés. Ensuite mën a permettre population bi ak personnel soignant bi ñu protéger wu notamment ak ay masques ak gel hydroalcoolique bi ci noonu la ñu définir liste boobu. te li ci bees mooy liste bi dañ koy suivre quotidiennement, c'est-à-dire quotidiennement on fait des inventaires bu fekkente ne am na ay gap yu ñu war a combler ñu combler gap yi très rapidement dans les 24 heures. fi mu ne nii daal bi ñu xaymaa li nga xam ne si am nañ ko ci stock mën nañoo toog 1 mois boo xam ne si mën nañoo fonctionner stock de sécurité de 1 mois en tout cas bu ñu basé woo ci liñ daan fonctionner. jàngoroy Covid-19 boobule njeexital yi mu am ci centre national de transfusion sanguine mooy bërëb boobee ñuy maye deret banque de sang bi boo moyul nag dinañ toog ba dootul amati benn poche de sang foofule directeur ba moom moo cay wax nee na rawatina weeru koor bi ñu jubal si buñ ca eggee moom daanaka dara dootul am ndax jamono ji donneurs yi dañoo toog seen kër jàngoroy coronavirus moom moo ko waral reportage ci centre national transfusion sanguine Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. tiroir yi saa boo ñëwoon da ngay fekk mu fees dell ak li nga xam ne moo nekk ay poche deret waaye yenn yi nga xam ne moom lañ fi gis ñoom ñu ngi leen di jébbal ñi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe banque de sang bu centre bu transfusion sanguine fi mu toll nii jafe na mu gis koo xam ne daa ñëw di maye deret. loolu nag situation la boo xam ni dina doy waar ndax xam nga ni ñi nga xam dañ koy soxla moom ñu ngi fi opération chirurgicale ñu ngi koy continuer di ko def ñiy dialyser ñu ngi continuer dialyser donc il est clair que la demande est là te ñi nga xam ne dañuy utiliser deret bi tamit lépp loo xam ni ay opération la yu ñu war a mun a reporter ba beneen yoon ñu def ko parce que li am as tuut si deret ñu utiliser ko surtout pour les urgences. ba feebar bii di coronavirus daal di tàmbali fii ci réew mi ñoom ay jafe-jafe dong la ñu nekkee professeur Saliou Diop di daal di tiit ne boo moytu su li wéyee dootuñu amati benn deret buñ jox malaat yi. xam nga loolu moom bokk na ci conséquence su pandémie Covid-19 bi xamoon nañ ni bu fekkee ni nit ñi commencé nañu confiner wàññi nañu dox bi li ñuy am si ñuy maye deret dafay wàññeeku. Ramadan ñëpp xam nañ tamit période la boo xam ni li ñu daan am si deret dafay wàññeeku déjà loolu moo tax. situation bi ñu nekk nii xaw ñoo tiital tuuti. ay fan rek des ñu jëm ci weeru koor wu sell wi moo tax fi mu ne dañoo teg ab stratégie ngir mën a fexe ba banque de sang yi daal di fees. ñu ngi tamit jege ci camp militaire yi gendarmerie yi ak yooyu pour aussi am benn stock boo xam ne daal dina doy pour que Ramadan bi di jege si mu nekk période boo xam ne aussi du ñu am benn risque pour que deret di ñàkke trop. directeur bu centre bu transfusion sanguine di dalal xelu Sénégalais yi ne dépp matuwaay jël nañ ko ngir xeex lii di jàngoro fii ci bërëb bi di lancer appel ñëpp daal di ñëw maye deret ngir ñu mën a sauver ay dund. jërëjëf Pape Fara Ñing leneen lu ñuy soxla ci xeex jàngoroy Covid-19 bi le mu di masque fii ci Sénégal mën nañ ci am lu doy teg ci si qualité ndax ay tailleur yu bëri gis ngeen ko ñu ngi defar ay masque ba ñu dalee di wax ni ba léegi ni dafa tàmbalee manqué ci réew mi kii jiite conseil départemental bu Mbirkilaan nekk it directeur général ASPIT mooy agence sénégalaise pour la propriété industrielle ak innovation technologique moom gis ni loolee lu am solo la Matar Dia yëkkati kàddu yooyu la ci jamono jum doon na jébbal ndimbal askan wi nekk foofee ca Mbirkilaan lu ci bëri ay dund la moom Matar Dia dañ koy déglu ci micro Oumar Ndiaye. masque yi ñu koy porté ndaxte bu ñu gisee ne Hong Kong ak Chine tey mën nañu feer bi jóge na fa li koy waral benn bokk na si am yar bi ak teggin respecté ni nga xam ne nguur gi tëral na ko waaye di porté ay masque ndax masque yi su feebar bu la dalee boo ko porté mën naa am doo wàll keneen bu ko porté te it moom it feebarut mën naa am kenn du ko mën a wàll nañ fexe formé suñu tailleur yi nekk si goxaay di ñu defar ko yii nii Dakar lañ ko jëndee léegi te ki ñu ko defaral tailleur bu mag la moom moo si spécial bëri na sax yoo xam ne nañ moo ko jaay ministère de la santé moo tax ñu commandé si moom lu mat 8000 masques donc ci doomu Saalum mi teg si donc pour wax ne kon la ñuy xaaree masque
mu jógee bitim réew wala feneen ak feneen bu ñu demee si tailleur yi ko man am xam-xam mën nañu liggéeyal masque te muy gën a gaaw te it masque la yoo xam ne mën nañ ko utiliser ay yoon bu tilimee da ngay fóot rek toog fóotaat te gis ngeen masque yi da ko defar sax ay yeneen ñaari qualité yu te benn bi ñi nga xam ne waa docteur yi ñoo koy takk beneen bi population yi donc moo tax ma bëgg ñu insister bu baax si masque yi am na solo loolu que nit ñi di ko respecté it règle yi nga xam ne nguur gi tëral na ko. ñu ngi leen ko doon wax sànq mbayum soble dafa xaw a tumuranke fële ca bët gànnaaru réew mi ak li ñuy dund jamono jig dogal yi ñu jël tere dem beeg dikk bi diggante gox yi foofee ña yëngatu ci mbayum soble lu toll ci 400 ak juróomi junni ci ay hectares bay nañ ko ba noppi waaye bu ñu deful ndànk soble boobule dina yàqu ci seen i yoxo gisuñu ku ko jënd ba tax na ñoom producteurs yi ñu ngi woo état bu Sénégal mu ñëw jël ko ci ñoom jënd ko mën koo tasaare ci réew mi. Boubacar Sall moom moo jiite interprofessionnel oignon ci Sénégal dañ koy déglu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck foofu ca diwaanu Ndar. ñu def suñu xeex si coronavirus bi mooy jafe-jafe bi lëmbi àddina moo ñu dal ñun ñi nekk si mbayam soble aussi mais noo ngi sant président de la République di ko gërëm si mesures yu mu jël ak ministre bu santé ak seeni taxawaay ñun ñi nga xam ne aussi da nekk si wàllu mbay mi tey eggal nañu li ñu doon béy ñoo ngi si commercialisation bi mesures yu ñu jël. nañ ci boole ñëw jëndaale ci soble bi jox ko yeneen Sénégalais parce que ngénte amatul ceyite amatul benn organisation amatul. récolte bi ci pic bi kon li ñuy ñaan ministre Mansour Faye bi nga yokk xam ni moo yore lépp lu jëm ci wàllu ndimbal ak ñoom seen ndimbal bi muy def ci Sénégalais yi te président de la République awale ko ci loxoom noo ngi koy ñaan ni muy jëndee denrée wu ceeb bi na ñëw mu jëndee ko soble bi dafa bare ba ëpp bare mën naa la wax ni def nañu la ëpp 4500 tonnes. 4500 hectares def nañ ko 4500 hectares def nañ ko te tey fi may wax ak yow nii 40% ci production bi rek moo génnagum kon xam nga ni li nekk fii bu fekkee kenn dellusiwu ko béykat daañu am na programme bu njiitu réew mi door ngir fexe ba daal di gunge sénégalais yi ci wàllum koom ak ci seeni dundin ndax li ñuy dund jamono ji am na lu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards bu ñu nar a jëndee ay dund képp tas ko ci 1 million ci ay njaboot nekk fii ci réew mi waaye fileeg boobu nag ñu koy jënd ba di ko séddali faaw kilifa yi xam ñan ñoo ko yellool ndimbal googule waaye registre national unique bi booy xool nag téeméer ci ménage yooyu la daanaka fanweer yi képp la ñu jot a wàññi faaw ñu xool yeneen pexe la ñuy tëral ba wàññi njaboot yi ko soxla yépp dund boobule ba ñu mën leen koo jox Ibou Diouf defal nañu ci ab jàngat. ñetti fan ci weeru avril bi ñu génne njiitu réew mi jàkkaarloo woon ak askan wi jaarale ko ci li ñu duppee message à la nation doon addu ci lii di coronavirus ak jafe-jafe yi nga xam ne jot na ko dundal askan wi. ci loolu nag ñu ngi doon xamle matuwaay ñu fas yéene jël ngir taxawu sénégalais yi rawatina borom kër yi lu toll ci juróom-benn fukki milliards ak juróom-ñeent suñu xaalis lañ fas yéene dugal ci luy jënd dund baaxee ko lu toll ci 1 million ci ay njël fii ci réew mi ñu ne nag li des mooy nees mën a def ngir fexe ba ku ci nekk jot ci li nga moom ñu ne ca ndorteel ba mën nañu sukkandiku ci lu ñu duppee registre national unique muy ab këyit boo xam ne dëxëñ na lu toll ci juróom-benn téeméeri junni kër fii ci réew mi ku ci nekk féete ci fukki région yi ak ñeent fukki département ak juróom ak juróomi téeméeri commune yi juróom fukk ak ñett yi am ci biir réew mi duñ ci fàtte tamit yenn dëkk yeeg yenn quartier yi wante loolu dafay firndeel ne 1 million bi ñu fas yéene jot ci boobu leen dimbal dina des lu bëri ba tax ñu ne nag foofu ñu boole ci liggéey bi waa agence nationale bu statistique ak démographie ak itam yenn kilifa yi nekk ci biir gox yooyee ci loolu nag nee nañ bu weesoo yi nga xam ne ñoo njël yooyu nekk ci registre unique national am na loo xam ne foofu ñu def ko ngir fexe ba ñi nga xam ne rek bokkuñu ci programme national des bourses de sécurité familiale ñu mooy leen saytu jël yi nga xam ne tamit amuñu borom kër boo xam ne dafay fayee ku weer wala tamit ñi nga xam ne seeni liggéey ak yëngu-yëngu lii di coronavirus def leen laal bu baax bu loolu weesoo nag bi ñu noppi ci boobu la liggéey nee nañ ku ci nekk fas nañ la yéene jébbal lu toll ci 1 barigo ceeb 10 kilo suukar lu toll ci 17 mbaaru saabu 10 litre dëwlin ak 10 kilo yoo xam ne rek dafay aju ci wàllu pat yu ne nag lu aju ci wàllu séddale bi moom ñi ñuy duppee relais communautaire yi dinañ leen ci boole ñi nga xam ne tamit ñoo bokk ci yenn gox yi di kilifa yi dinañ leen ci boole ak takk der yi dinañ leen ci dugal tamit ngir lépp mën a jaar yoon.
jërëjëf Ibou Diouf am na benn liggéey boo xamante ne du ñu faral di ko gis sax ci réew mi waaye nekk na lu ñu soxla jamono ji ñaare di ngeen gis benn discours ci télévision ci pegg bi am ku taxaw di liyaar kooku moom mooy wax ak ñi amee ay jafe-jafe ci wàllum wax ak dégg mu di ay sourds-muets ñooñu di interprète langue des signes daje nañ ci ak kenn Benjamin Diatta lay wuyoo mu nekk ku bëgg liggéeyam lool di def li ñuy duppee bénévolat maanaam def te duñ ko fay dara sax ci ñooñee di ay sourds-muets rawatina ci wàllum sensibilisation ci Covid-19 Mohamed Samb ak Modou Diop ñoo ñuy defal nataalam. Mon nom c'est Benjamin Diatta. Je suis interprète en langue des signes pour les sourds. làkk bi ngeen di gis du ay liyaar kase waaye lu am solo moo nekk ci ginnaawam ñu bëri ci Sénégal nag xamuñu lu mu doon lii di langue des signes donte ni sax jëfin gi nekk na loo xamante ni si lu yomb la li muy tekki weesu na suñu dégg-dégg métier bi nga xamante ni si moo di tekki kàddu yi ci ay liyaar bokk na ci yi gën a néew yi ñuy gis fii ci Sénégal. D'autant plus que les sourds sont très marginalisés et c'est un handicap qui n'est pas visuel et les gens ne prêtent pas tellement d'attention sur eux. C'est ce qui fait que ce métier est très rare. C'est très rare de voir une personne qui se donne pour la cause des sourds. C'est très rare. ci atum 2012 kenn ku mel ni ki moom ku xam-xamam màcc ci liggéey bi ci la ko tàggat jamono ji nga xamante ni si Sénégal mu ngi xeex coronavirus ñi nga xamante ni dañu am jafe-jafe ci dégg ak yëkkati kàddu bés bu nekk dañu koy woo di ko saytu moom Benjamin Diatta nag liggéeyam du ci fayeku loolee sax moo tax léeg-léeg da ci am yenn jafe-jafe. Bénévolat mais su ma amoon rémunération moom day gën si man trop parce que métti na. D'ailleurs man je dirais que sourds yi ñoo ma formé seen bopp après ma ñëw gis François Manga moom tamit interprète la nekkoon na si école EFATA mais EFATA amatul léegi moom bu ma formé ba pare ma gis ne affaire bi neex na ma trop ma continuer di ànd ak sourds yi di leen fekk ci seen centre yi di leen jàppale. ñi nga xamante ni si dañu am jafe-jafe ci wàllu dégg ak mën a yëkkati kàddu ñu di leen di duppee muuma jafe-jafe bi ñuy am moo di jot ci ay xabaar bu weesoo loolu Sénégal amul école buy tàggat interprète en langue des signes loolee nekk loo xamante ni si ngir Benjamin Diatta lu doy waar la. doy na waar moom même école bu nga xam ne mooy former interprète yi non y en a pas. nañu gën a gëstu moom mooy. lépp li nga xam ne war nañ ko jox ci wàllu droit nañ leen ko jox parce que c'est des citoyens comme tout le monde. Sénégalais yu bari suñu ko miinee mu ngi nekk ci jamono bi nga xamante ni jawriñ gi ñu dénk wér-gu-yaramu askan bi mu ngi def point de situation coronavirus. Benjamin Diatta moo di turam moom nag bés bu nekk ci li muy dox moo di dimbali ñi nga xamante ni dañoo amee jafe-jafe ci wàllu dégg ak yëkkati kàddu ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax muuma moom sax dafa jàpp ni ñoo di ñaareelu famille am. Merci. TFM. jërëjëf Mohamed Samb Hissène Habré bàyyeekoo na démb ca prison bu Cap Manuel wutali ji këram fii ci Wakam waaye nag du dañ ko libéré résidence surveillée la nekk ci diirub ñaari weer dañuy wéy di ko may gët ba léegi dogal bi tukkee ci juge d'application des peines ci càkkuteefu avocat am dafa gis ni ca prison ba mu nekk ak jamono ji jàngoroy coronavirus moom Hissène Habré jot na am na ay at yoo xamante ni daal dafa takku ba risque la ci moom mu toog foofule moom mi jiite woon Tchad ay jamono Salif Sow. Hissène Habré dem na fekk ji waa këram waaye lu tubaab di wax résidence surveillée maanaam kër ga dañ koy garder loolu la am juge bi moom moo ko wax mu dem këram may na ko ñaari weer ngir mu saafanteeg njabootam altine gi weesu la juge bi le jël dogal bi le ndaxte nee na Covid-19 di coronavirus daa dugg ci Sénégal te ki nga xamante ni mooy Hissène Habré ay atam dañoo takku Hissène Habré am na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett waaye wér-gu-yaramam tamit taxu koo demee noonu ndax su ngeen fàttali ko soxnaam bari na ay yoon yu mu wax ak journaliste yi fii ne borom këram dafa tawat Fatou Raymond Habré diggu weeru novembre bee weesu rek mu ngi doon wax ak média yi naan leen jëkkër ja loxo bi dafa damm ca kaso ba ñu ko tëj jamono jooja nag ñi nga xamante ni ñooy garde pénitentiaire yi ñoom weddi woon nañu li nu mel président Tchad ba woon moom ñu ngi ko tëj ci atum 2017 9 janvier ginnaaw ba mu defee li tubaab di wax appel ndakaaru gi la yat bi dalee woon ci kawam juge malien bi du Ogadey Wafi moom moo waxoon ne Hissène Habré dafa def lu ñuy wax crime contre l'humanité jàpp ay doomu aadama def leen
leen loo xamante ni ëpp naa nettali ci nopp ba taxoon sax chambre d'appel bi jamono jooju ne Hissène Habré daa war a dàmp ñi nga xamante ni tooñ na leen ci lu tolloog juróom-ñett fukk ak ñaari milliards yu teg ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk millions ci sunu xaalis. Hissène Habré juróom-ñetti at la def ci bopp réewu Tchad. Hissène Habré ñu ngi ko njëkkoon daaneel atum 2016 30 mai la woon moo taxoon ba mu def lu ñuy wax appel waaye ñi nga xamante ni ñoo yóbbuwoon Hissène Habré ci yoon te lim toll ci juróom-ñaari junni ñoom dañoo mës a jàpp ne Hissène Habré gars yi dañ koy utal yoon ngir mu mën a génn ci kaso bi ndax soxnaam génn yu muy génn nu mu bëree ci média bi. Hissène Habré mu ngi génn Tchad atum 1990 nguuram moo daanu woon moom Hissène Habré jamono jii mu ngi Ndakaaru boobu ba léegi sax fii la nekk am na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett moom soxnaam ay doomam ñoom ñëpp ñu ngi yeewoo quartier bi ñuy wax Wakaam nekkee ci Ndakaaru ci capitale bu Sénégal. Avocat Hissène Habré bañ jokkoo ak moom di maître Ibrahima Diawara nee na amul lenn loo xamante ni mën na koo wax jamono ji ci clientam bi nga xamante ni bàyyi nañ ko mu dem fekki waa këram clientam bi nga xamante ni ñu fàttali leen ne ku jege woon la tamit këru diine yi nekkee Sénégal. benn avocat bu ci nangoo wax moom moo doon layal ñi nga xam ne Hissène Habré daf leen a lor la ñu jàpp maître Assane Dioma Ndiaye mu gis ni bàyyi biñ ko bàyyi ci diirub juróom benn fukki fan mu nekk këram nekk na lu xel mën a nangu waaye leneen muy fexe ba jéggal Hissène Habré loolee moom nañ ko jël teg ko ci suuf ndax Sénégal amul sañ-sañ boobule moom maître Assane Dioma Ndiaye ay kàddoom Fat Bintou Fat ki ne dem ak Amadou Ba ñoo ko taataan. mbétteel bu mag la woon surtout nag ay information yi njëkkoon a jot di xamal ne Hissène Habré président de la République gracié na ko parce que am na ñuñ gracié woon fan yee ñu yaakaar ne bu génnee rek ci kaw grâce boobu ci la war a nekk mais ministre de la justice génn na immédiatement pour wane ne du grâce en réalité autorisation bu ko juge d'application des peines may la mu dellu ci njabootam parce que dañu jàpp ne jamono jim nekk ak feebar bi am fan yi bu nekkee prison ak at yi mu am xëy na mun na am ay risques. Sénégal dafa signé accord de siège avec l'Union africaine te chambre africaine yi statut moo ko tëral te statut boobu dafa ne waxoon ne bu ñu condamné Hissène Habré mun na purger penam Sénégal mais mun na ko purger ci dëkku Afrique bu ko neex mais dëkk bu ko mun a abrité maanaam pour mu jël purger penam dëkk boobu du am sañ-sañ pour mu laal li nga xam ne moom lañ àtte donc loolu nag comme Sénégal rappelé na ko tey ëllëg suba lu Sénégal def itam day engagé responsabilité am mun nañ ko yóbbu ci juridiction internationale yi CEDEAO wala comité des Nations Unies contre la torture. ñu dellu si waat ci cas communautaire yooyu la muy law gi muy law ci askan bi ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom mi ñu dénk kaaraange biir réew mi génn na ci benn communiqué mu di ab bataaxal mu ne nag dooree ko alxames gannaaw suba ba jëmmi jamono dañuy acc bépp autorisation maanaam li nga xamante ne moom lañ daan jox nit ñi ay këyit ngir ñuy mën di dem di dikk ci biir réew mi fu mu leen neexee malgré état d'urgence bi kon autorisation yooyu la aj nañ ko ba jëmmi jamono dinañ ko door gannaaw suba di alxames juróom-ñeenti fan ci weeru avril autorisation yi nga xam ne it ministère de l'intérieur joxe na ko ba noppi maanaam ñor seen këyit jamono ji ñoom tamit seen autorisation dafa nul dañ ko annulé loolee le ministère ba wax muy sàkku moom Aly Ngouille Ndiaye ci gouverneur de région yi ak préfet de département yi ñu def seen kéem kàttan ngir ñu mën a jëmmal dogal boobee ñu jël kon autorisation yi aj nañ ko ñu nar koo door alxames ba jëmmi jamono ñu jox seeni autorisation ba pare it ñoom ñu ne amatul benn valeur dañ ko annulé dañuy egg seeg yéen ci ponk bu mujj ci xibaar yi li yëglekaay yi xëyee tey Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf Kër Massar gi bëgg a doon këru corona moo def ka la Sénégal bel journal bi li am ci Kër Massar jamono ji journal L'As bombe sanitaire la ko tudde ne ci diirub ñetti fan juróomi cas coronavirus feeñ nañu fa te juróomi cas yépp ci transmission communautaire la jóge maanaam ñi corona xamuñu fan la leen coronavirus bi toppee Kër Massar diib gox boo xam ne la Sénégal nee nañu lu mu gàtt-gàtt genn wàllu million ngi doomi aadama ñoo fa yeewoo boole ci kit jaarukaay la ndax ñi dëkk Tivaouane Peulh ñi dëkk ñàgg ñi dëkkee Tëngéej ba Malika balaa kenn dem fa nga dëkk foo jaar Kër Massar ngir moytu lu lawal jàngoro ji ngir moytu balay coronavirus bi depuis loxo moo waral bépp marché ak bépp centre commercial bu nekk Kër Massar préfet bu Pikine jël na dogalub tëj leen ñu tijji journal Les Échos gisaat fa mbas meeg ni muy doxee ci Sénégal coronavirus bi dox na ba yegg Louga journal bi xamal ñu ne benn commerçant bu ñëpp xam ca njàmbur moo fa corona te li ci yéeme moo di xamul fan la jële jàngoro ji ñaareel bi di waa ji mi ngi ak ñetti jabar ndax wàllu leen kon ndax doom yi jëluñu ci jàngoro ji bi mu amee corona ak léegi ñaata nit la amal contact yooyee yëpp journal bi nee nañu ay mbir la yu ñuy lijjanti l'observateur xëy di lijjanti mbiru ñaareelu nit bi corona bi rey ci réew
mi ubbil yéenekaay bi jigéen la jëppal la dëkkoon ami restaurant la ñu ko doon woowee benn xaritam bu tudd Aïcha Sy la ni ñu ci biir l'Observateur ami corona bi reyu ko da koo jekkali kay ndax dafa amee woon diabète amee woon it insuffisance rénale bu ñu yeex a xam bi ko ay mbokkam xamee ci la ñu ko évacué woon yóbbu ko France ngir faji ko bi muy ñibbisi ci la àndaale corona bi ay mbokkam seetlu ko signalé ko ñu évacué ko hôpital Fann fa la faatoo keroog àjjuma ñetti fan ci weeru avril juróom fukki at ak juróom-ñett la amoon xaritu première dame Marième Sall la woon ami soble noonee la ko Marième Faye Sall daan woowee fu waay woo Hissène Habré tey ci yéenekaay yi mu wuyu la l'Observateur Les Échos L'As Soleil National Sud Quotidien La Tribune Enquête Vox Populi Le Quotidien ak Grand Place ñoom ñëpp ñi ngi ñuy xamal ne njiit réewu Tchad ba woon di Hissène Habré nekkatul ca kaso ba jóge na ca kasob Cap Manuel ba ñu ko tëjoon Vox Populi ak Le Quotidien bind ne jàngoroy coronavirus bi moo ko génnee kaso moom Hissène Habré Les Échos nañu ca këram ga ca Wakaam fa la ñu ko yóbbu confiné ko fa ngir diirub juróom-benn fukki fan maanaam ñaari weer Babacar Ndiaye Fall juge application des peines moo jël dogal bi ndax moom ci jëmi boppam di Hissène Habré moo ko sàkku ginnaaw ba mu gisee ne ci jamonoy coronavirus gi ak nekkam ca kaso ba lu nekk mën na ko fa fekk ñu fekk ministre de la justice maître Malick Sall ci biir l'Observateur ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall mu fay leeral li waral ñu jëlee Hissène Habré ci kaso bi yóbbu ko ca këram ngir diirub ñaari weer nee na muy nekkee ca këram dara du ko wutaleeg na mu nekkee woon ca kaso ba ay garde pénitentiaire ñoo koy garde guddeeg bëccëg ministre de la justice dem ci leeral yi bay leeralal Maxali Ndiak Ndoy bu journal l'Observateur ne libération Hissène Habré dafay arranger administration pénitentiaire bi ndax place bu yaatu bi mu occupé woon moom kese ca Cap Manuel bu fa génnee danañu fa mën a yóbbu ñi ñuy mandat dépôt ñu dëpp dellu ci source wa xooli coronavirus bi fi mu toll ci Sénégal am nañu démb ñeenti cas yu yees fukki cas yu wér ak téeméeri cas ak fanweer ak benn yu ñuy fàcc source wa bind ne Louga jot na wàllam ci corona bi ci ki dugg moom nit ña ñoo nga ca jaaxle gu rëy ndax dafa am lu mat ñaari téeméeri nit yu nekkoon ci isolement ci Guinée dañoo dawee ci réewum Guinée ga ñu leen téye woon kenn xamul fu ñu dugg te gis nañu ne Kédougou moo leen gën a jege Vox Populi nañu cas importé yi ñoo ngi wàññeeku ndànk-ndànk waaye cas communautaire yi ñooy bëgg a jël seen place libération ne ko cas communautaire yooyee nag ñoo tëj bopp kilifa yame wàllu wér géram yi ci réew mi njiitam di Macky Sall Sud Quotidien bind na ne xool na ba xàmmee tànn borom kër yi mu war a jàppale ci ndimbal ci facture courant yekk facture ndox yi Soleil national di ñu leeralal ci yenn anam la ñuy doxalee ndimbal yooyee ci fukki milliards ak juróom-ñett dina ci am juróomi milliards ak genn wàllu yoo xam ne ci facture yi li jëm lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi junniy doomi aadama ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ndimbal yi dina yegg ci ñoom borom compteur woyefal yi dinañu ci bokk bu dee ci ndox mi ñi bokk ci ñi ñuy tuddee ay transsocial kenn ci ñoom du fay ndox ñu dox dem ci journal enquête fekki fa ñeneen ñu sonn lool ci dogal yi président Macky Sall jël ñoo di borom école privée yi ci réew mi tëj nañu l'école yi parents d'élèves yi ne duñu fay te xamuñu fan la wànnenti di mujj ki gëtam te ñoom borom école privée yi li élèves yi daan fay ci la ñu daan dund. sant ko gërëm ko bu baax a baax moom Mamadou Mohamed Ndiaye ak ñëpp ñaandoon ak télévision Futur Média yeneen i xibaar bu 19h30 jotee lay doon incha allah ak rédaction bi sant bu baax équipe technique bi ak rédaction bi di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf.